ku fonkoon fi mu bokk la ba noppi nangoon na ñax pour réewam waaw su ma gisee tey ji ay doomam si di rakam ñoom ñëpp sol ay dàllam di jaar fi mu jaaroon yore projet yi dara yàqu ci damay kontaan trop damay bég ndax moom ku réew mi amal njukkal la wax dëgg yàlla. wisit bi la nag bu Babacar Diagne mooy bu njëkk fii ci groupe Excaf Télécom ginnaaw biñ ko sampee ci bopp kuréelu CNRA. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. j'ai presque fait 13 ans en Italie. yàlla soo ko xoolee par mbiru suñu borom la nag. parce que aussi def na fi at yu ëpp loolu amul kayit nit ñi aussi ñëw na fi def fi 1 an 2 ans fekk si loi 1 an 2 ans fekk si loi boobu daal di am kayit. di yoon lii di émission voyage dafay dem si dëkk bu ñu naan Italie nekk terre d'immigration sénégalais yi yàgg fa di dem nan la ñuy dundee biir Italie lan mooy seen intégration biir Italie problème administratif yi Italie nan la ñuy amee visa loolu lépp ci suñu biir émission voyage lay doon. mineur pour mu mun déposer passeport il faut que ay parents autoriser ko autorisation parentale bi ça doit être légalisé. Sénégalais kenn du ko may asile en Italie ou bien en Europe. boo ngeen xoolee ñi ngi fi nga xam ne moom mooy biir Italie. Dans le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Oh, espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Oh. Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? jàngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fes bokk na ca ni Noël ñu koy fêté mbooleem chrétien di ko màggal ma nga ca biir Monseigneur Benjamin Ndiaye yëkkati kàddoom jëmee ko ci élection présidentielle la mu bëgg mooy ñëpp ànd ak dal daal ñu fi ñëw ci biir xabaaram gën a yaatoo la ca bokk ba tey élection présidentielle yooyu lee Thierno Bocoum du ca bokk en tant que candidat tekki na ay jàjjam teg ko ci suuf la mu doon mébét bëgg a doon ak benn njàngat juddu na ba xam lu tax gaa yi dellu ginnaaw daañu ci ñëw ci biir xabaar yi dana ca bokk lu jëm ci wàññi bi nu wàññi njëgu autoroute à péage bi léegi Dakar Mbour ñeenti téeméer la am ñu ko rafetlu am ñoo xam daan nañu xeeb nañ wàññi gi loolu bu ñu gën koo wàññi daañu ci ñëw dégg leen ci biir xabaar yi ñi liggéey ci aftu mooy kuréel gi yore car tataay daw ci biir réew mi ña fay liggéey seen xol jeex na seen boolu mu ñu kaay fees nañu kat ñoom dañoo sonn tay seen nekkin ci liggéey bi tax na lool ñu ngi bëgg nguur gi dugal ci loxoom mbàllu ko mooy dañu delloo buum ca boy boy ga niskis faram fàcce gi tàmbali xabaar yi ginnaaw ba leen nuyoo ci feetu ko Noël bi nga xam ña nga ca jamono ji tembe mbooleem chrétien di ko màggal ci àdduna bi yëpp Sénégal ma nga ca biir am ci wàllam gu wér péng lu mel moo tax Monseigneur Benjamin Ndiaye jibal na kàddoom la mu xamle mooy ñaan jàmm ci réew mi
waaye tamit ñaan ko ci élection yi dëgmal présidentielle 2019 jàpp nañu daal mi ngi ñaan mbooleem ñooñu politique yi bokk géew bi nañu wax jàmm dox ci jàmm ngir sàmm Sénégal reportage Ndeye Fatim Lo. muy faral di def bile discours jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di chrétien yi archevêque bu Ndakaaru tàmbali kàddoom ci di fàttali lan moo tax a jug màggal bés bi nga xam ne ni mu di Noël mu doon ab xew-xew boo xam ne day firndeel gane si àdduna Jésus Christ. njuddu Yeesu doon na lu kéemaane ci gis-gisu doomu aadama xaleel ba Yeesu dafay juddu ci pexe xel mu sell mi njuddoom boog àndul ak benn mbëggeelu góor manoore yàlla googu terewul mu tànn juddu bu ànd ak suufeelu ci biir gétt gannaaw tukki bu xaw a sori. ay weer rek des ngir ñu amal élection yi Monseigneur Benjamin Ndiaye woo ndaw ñi rawatina politiciens yi ak seeni àndandoo ngir ñu def seen kéem kattan ba ñu amal ay élection yoo xam ne dañoo dëggu méngook ak wàllum démocratie. lañuy xaar ci ñépp ñi di mbébét doon njiitum réew moo di ñu doon ay nit ñu mët kilifa ay nit ñi di ràññee ngir seen jikkoo yu jub te mët a rooy mu di ci seen wax ak seen jëf ñooñu lee itam dañu war a doon ay royukaay ngir ndaw yi. ab discours boo xam ne ni méngoog nak dëgg suñu sukkandikoo ci archevêque bi politique bi dañ ko war a teg ci dëgg jaarale ko ci respecté gëm-gëmu ki ñuy jonganteel. na képp ku di wax dara na ci boole dëgg gu wër peng ndegee ci biir dëgg la lépp lu baax te jub fekk baax. Noël di feetu dundu di tamit feet ngir dundu gi mu doon ab occasion boo xam ne archevêque bu Ndakaaru jël na ko ngir ñaanal barke ak jàmm taalibe chrétien yi ak bépp sénégalais. fête Noël mbooleem chrétien di ko waajal moo taxit fête gi ña nga ca xool nu su ma def ba lépp tegu ci yoon da war a doon bisub mbégte ànd ak bernde ca nan ko maneem moo taxit Sofiatou Coly def na doxandu fe nga xam mooy Grand Yoff fekk na fa yenn ci ay njaboot lañ ko dénk lii la reportage. xumbaay lañ nemmeeku ci waajtaayu fetu Noël bi muy bés buy màggal juddum Jésus Christ ci Grand Yoff ku nekk di ko waajal ak ni ñu jéem pour ba xam lu ñu am pour suñu doom yi suñu passé fête xale daal. ñu fekk ko ci liggéey bu métti Mathieu nag di xamle ni rek fête bi neex na ba pare waaye ci seen kër ñoom li ñu taamu mooy yàpp mbaam. pour famille lañ koy defar mun na am ay ginaar ça dépend daal ku nekk ak lu nga bëgg rek waaw ñun moom gi lañ favoriser waa ji. ñenn ñi ñoom nag lu ñu bëgg mooy ginaar bu ñu defar ba mu baax waaye it accompagner ko ak lii di bûche de Noël. tey ginaar lay def waaw may defar ginaar ak kii ak benn set. voilà en famille nii waaw daal di def tey kii ay bûche de Noël ñu ngi koy pare ay keeg affaire yooyu noonu. Noël di màggal bés bu Christ juddoo ci waajur bi li di jàppalante ak baalante leen war a gën a fësal ci bés boobu donte ni sax dëkk bi métti na lool. waxuñu chaque jour nga koy dimbale mais soo yëkkatee sax tey dërëm wala ñaar dërëm nga jox ko Jésus nee na fii kenn amul ñun ñëpp dañoo ut si rek soo ma tanewee dimbale ma. ci Sénégal Noël nekk na bésu booloo ak jàppalante ci Grand Yoff nag kenn mënul xam. kan mooy musulman wala sax catholique. jaajëf Sofiatou Coly moo demoon ci Grand Yoff fekk fa ay chrétiens yuy waajal màggal seen li nga xam mooy kon Noël ñaanal ñëpp Noëlu jàmm yàlla nangu ñaan ci làq Sénégal fu yàq yëgul. xibaar yi wéy ci beneen mbir ci wàllum politique la ñuy sóobu jàpp leen ni ay mbër a ngi nii bari woon lool sampoon seen dënd dugg ci géew bi. ni dañoo bëgg a doon candidat élection présidentielle 2019 Thierno Bocoum ca la bokkoon daal dinay tekki ay jaajam ndaka noonu Mame Adama Gueye moo ko njëkk a def teg ci Abdoulaye Baldé lu waral lu ni mel laaj bi samp na Codé Ndiaye def gëstu bu xóot wàllu gu ni mel bokk na ca ñoom laaj ñu tontu professeur Ibrahima Bakhoum ak El Hadji Ndiogou Diène reportage. ñoo xamante ne nii ay candidat déclaré lañu ñoom daal di nag teg ci suuf seen candidature lu ni mel nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ndiogou Diène nekk rédacteur en chef bu RFM parrainage bi moom moo ko waral. yaakaar naa nekk loo xamante ne lu bett la lu ñu waroon mën a xaar la ndax élection ren yi dafa am lu ci bees muy parrainage
maanaam ku bëgg a bokk foog nga am 52 000 jàpp ba 67 000 signature déjà loolu du ñëpp ñoo ko mën a matal ñu bëree bëri boo xoolee loolu moo nar a nekk gàllankoor bu mag boo xam te ne daañu jàkkaanteeg moom ndax loolu 52 000 wala 67 000 signature pour ñenn ñi nekk na loo xam te ne du yomb. lu ni mel itam la naataangoom bi xamle Ibrahima Bakhoum nekk ab taskatu xibaar xam-xamam màcc jëm ci wàllu politique moom nag mu jàpp ni ngir nag nga matal parrainage yi faw nag nga am koppar. def di am na ñoo xam ne parrainage bi naam mën nañoo am sax ay parrain waaye pour nga uti ay parrain xaalis ba mu laaj nguur moo ko am fenn fa nga taxaw fa ñenn ñi nga fay leen pour ñu ñëw ci yow ñenn ñi nga napp leen ñenn ñi nga tiital leen ñenn ñi nga regaju leen yooyu yëpp nguur moo ko mën moo am moyen yooyu. mu mel ni buñ sukkandikoo ci kàddu suñu ay interlocuteur politique Sénégal dafa laaj xaalis te nag ñenn ci ay candidats ñoom mënuñ matal mbir moomu waral nag rédacteur en chef bu RFM Ndiogou Diène jàpp ni du rek candidat bu ne moom moo mën a génnee 30 millions ngir nag déposer caution bi. quelque part nit ñaa ngi ko doon ŋàññee di koy ŋàññ mais quelque part aussi je pense que boo xoolee après l'histoire semble donner raison à ñi ko defoon parce que tey ji imaginer mu fekkoon parrainage amul ku jógoon nar a nekk candidat ñaata candidat la naroon am ren ji mais gis nga déjà filtre bi am ak li nga xamante ne mooy parrainage bi ñu bëri bàyyi nañu et puis c'est rare parce que d'habitude ñu bëri bu ñu xasoon ba déclarer seen candidat dañ daan bokk mais bii gis nga ne parrainage bi limité na nombre yi caution bi aussi ñoo tamit gën cee yokku tam. juróom-ñaari régions yi benn bu ne nga am fa ñaari junne ci ay parrain la koy dox moyen la laaj xaalis la laaj déplacement la laaj ak ay nit ñu ko def ak appareil loolu na bu fekkee ne amuloo ko lu sa programme dëgër lu sa xel rafet loo am engagement pour réew mi pour nga doxal ko dajafe kon ñenn ñi loolu mun na bokk ci leen tënk. ñu interlocuteurs yi di xam ne ni faw askan wi xaar yeneen candidat yoo xamante ne ni dañuy désister loole mënees nañ koo xaarandi fileek ñuy clôturer dépôt candidature yi. Codé Ndiaye jaajëf xibaar yi ba tey ci wàllum politique Idrissa Seck ñenn ci waa ñamu àndal ci coalition Sampes na ko muy seen candidat moom kàddoom jib na jëm ci réew mi ak tolluwaay bi mu ni réew mi daanaka toll na ci woppus màgget foo laal ma ngay métti te du kenn ko dul nguuru président Macky Sall doxin nga cuune moo ko waral moom nag mu jàpp ne am na solution ngir faj jàngoro yi Sénégal la mu gën a jàpp mooy xëyum ndaw ñi mooy Ali Kala Jim reportage Abdoulaye Ndiaye. mbooloo mu takku lool tertu bet jéggi dayoo di mandargal rek taxoo gi nga xamante ni ñii leen nag am nañ ko jëmale ko ci jëmm ji président Idrissa Seck nag ay àndoom ak ñi nga xamante ni ay soppeem lañ na buñ benn yoon politique gi ñu am ci moom. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic. Je ne reviendrai pas sur les différentes polémiques. Je ne critiquerai même plus le candidat sortant. Ce n'est pas nécessaire. li ñu ma wax bi may wër Sénégal dañ ne ma bu yorin wi sellee ba pare tege ci dëgg tege ci njub làmboo yërmande li ñu gën a soxla mu gën ñoo yitteel mooy ñu mën a liggéey suñu njaboot mën a liggéey pour ñu mën a am lu ñu suturloo sàmme ko suñu ngor moo xam secteur bu ñu nekk muy mbay muy sàmm muy napp muy leneen nañu mën a liggéey am lu ñu suturloo sàmme ko seen ngor. ginnaaw ay weex nag mu nekk ci tekkaaral génn na ci nag président Idrissa Seck daal di ñaawlu lu mu duppee njoreen gu bon nguur gi fi nekk ginnaaw ba mu wër nga lii fépp ci gox yi nekk ci Sénégal daal di taataan seen tawat. ñoom nee nañu politique de jeunesse toppatoo wuñ ko. li ñuy def mooy xàllal ay yoon seeni ndaw ci wàllu financement. loolu nag yéen jeunesse su FDS yéen jeunesse su Sénégal na ngeen xam ne l'emploi des jeunes la responsabilisation des jeunes l'engagement des jeunes autour des grands chantiers que sont l'environnement, l'autosuffisance alimentaire et l'économie numérique occuperont une place de choix.
leneen lu mu jàpp ni lajjug nguur gi la jëm ci xëyum ndaw yi mu jàpp ni nag dana jeex tàkk mu bay ci waaram bu fekkente ni teg nañ ko ci bopp réew mi ndaw yi man am nañ jàpp amum xëy te itamit man daldi faj seeni ay soxla. ñu nekkoon ay militant ak i soppi yu soqe ko ci ñeent fukk ak juróomi département yi nekk ci biir réew bu Sénégal ñoom ñëpp nag ngir fas yéene gunge seen candidature bi ci jongante njiitu réew mi atum 2019 soxal président Idrissa Seck. ma nga noone beneen candidat bu coow topp mooy mbirum Karim Wade moom mi nga xamante ni bi am nañu jàpp ne xëy na dañ ko bëgg a néewal doole moom Khalifa Sall ñu ko wax mooy waa 1 million marche of Sénégal ñoom kuréel boobu ne ci biir Sénégal ñoom daal nañu gis na ni nguur gi ni muy doxee dëppoo ak yoon jamono ji jaay doole lay def wax na tam lu jëm ci mbirum APE muy accord de partenariat économique yi nga xam moo nar a dox diggante Afrique ak Europe loolu lépp la ñuy boole toj faram fàcce ko ci teewaayu Bakary Cissé. su ndaje mi bi ñu sukkandikoo ci 1 million march of Sénégal dañuy préparé ab ñaxtu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer décembre bi. sart bi nga xamante ne moo fi indi parrainage bi ñu dal di ko fiy dindi bi ci topp mooy li ñuy wax APE yi ñu koy wax accords yi nga xamante ne partenariat lañu bu ñu am ak dëkku Europe yi Auchan nekk ci benn ñu ne contrat yooyu nañu ko dindi ñu ne deetawaay ñu ne détenu politique yi nga xamante ne nii ñi ngi ci biir kaso bi ñu téye leen fa ndax politique rek ak ñi nga xamante ne dañu leen a mujjee fexeel ba ñu gàddaay ñu ne ñooñu nañu leen libéré wala ñu bàyyi leen ñu ñëw beneen bi nag ñu ne suñu suuf dafa am koom-koom te am na contrat yoo xam ne signé nañu ko fi te jaarul yoon ñu boo contrat yooyu nañu ko dindiwaat ñu jaaree lépp yoon waaye nag lu am solo muy mbirum xale yi dañu bëgg suñu lekkoolu xale yi ñu seetaat ko. ñoom ñi jàpp ne jàmm dafa war a soxal ñëpp ak sàmm intérêt sénégalais yi dafa war a soxal ñëpp. suñuy ak suñu yelleef dañ koy salfaañi dañuy dëggat sénégalais yi dafa mel dañu jël buumum njaam takk ko ci suñu baat. ñun suñu objectif mooy ne loolu dootuñu ko nangu. ñoom ñii di wax ne dinañu tàmbal xeex bi ci ay activités de sensibilisation ngir waajal boobule bis. jaajëf Bakary Cissé ci politique jàpp leen njiitum réewum Sénégal président Macky Sall mi ngi wër réew mi ma ngay amal tournée économique ci région bu Louga foofee kàddoom jot na fa jiib jot na fa waxtaan ak kilifay diine yam El Modou Gueye la ñuy àndal ci région bu Louga moo toppoon président Macky Sall correspondance. Louga nga ñaay li ci wàllu politique moo ci ëpp koom-koom bu fuuf Daaru Musi nag amoon solo lool ci président Macky Sall ginnaaw bi mu inauguré lii di autoroute Ila Touba bëgg a yokk dooleem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy murit yi. li nga jëfandikoo Touba barki def Daaru Muti tey jii Cheikh Mamadou Fadel dafa waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba ku ne sañ ngaa gondul borom Daaru Muti kon nag jàpp nañ ne loolu ci ngont moom la bokk. lii nga xam ne moom la ñu wax léegi itam nga firndeel ko ne man de ndar laa xëyee léegi ñëw jàpp naa ne liggéeyu borom Daaru Muxti boo bële kenn ku ne xam na ne neenut te du neen ba mukk itam nag kon say boo sa xel dal bu baax a baax xam ne liggéeyal nga waaju baax te ku liggéeyal waaju baax bu leen nit ñi fay itam yàlla lay fay. ma nga noonu muy kàddu yoo xam te ne bi El Hadj Modou Gueye taatan na ko ci sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous mi yor kàddu ak njabootuk borom Daarul Muxti xibaar yi wéy ba tey ak tukki président Sall ci diwaanu ko Louga jot naa dalloo yoonu Touba Daara Linguère muy route nationale numéro 3 tam defaraat nañu ko njëg toll ci fanweeri milliards francs CFA njiitum réew mi tam jot na fa dalloo lu mel ni ki lycée Albouri Ndiaye ba ne ca Linguère trajet boobu yëpp Lansana Diaby toppoon na ko correspondance. si dafa fekk nag militants yi bëri yi mobilisé ñibbi njiiti réew mi ba muy inauguré yoon bi jógee Touba Daara Linguère fekk na nag ñetti waxtu ci guddi jot. ñëw naa fi ñëwaat fii boobu jotaguma nguur gi di wër mënuma woon xalaat ne jamono jooju nii la Jolof tumuranke woon ci ay yoon parce que dem naa fii ba Labgar dem ci kaw.
route nationale numéro 3 bi bañ ko xayma ëpp na téeméer ak fukki kilomètre fanweeri milliards moom la ñuy yëkkati ngir defaraat tali bi ba ñu sukkandikoo ci chauffeur yi di dawal ci tali bi lee jumtukaay bi dina leen amal lool njëriñ. dem fu ne toll na jamono moo ñu gënal ñëw Linguère mais nag léegi ñëw Linguère moo ñu gënal dem fépp su tali yëpp meloon ne tali Linguère daara danañ doole sant baax sant nan nag. ginnaaw tali bi lee njiiti réew mi inauguré na ay jumtukaay yu bëri ci département bi lee li mel ni lycée Albouri Ndiaye bu Linguère. ñu ngi indi lumière ci village yi kanam la jëm ndax loolu dama ko def muy programme national parce que waratuñu toog ba tey jii mu am ay dëkk yu dul am courant dëkk yu dul am ndox. laata Linguère Macky Sall dafa njëkk inauguré ranch de Dolly zone sylvopastorale bi nag dañ ko tuddee Jiboole. jaajëf Lassana Diaby li rax ci ndaje moomu nganu président Macky Sall mooy accident bu metti bi am ci kaw tali bi dañ ko ubbi rek daanaka ji am ñeenti nit ñàkk seen bakkan ñeneen ñu bari am ci gaañu gaañu lu nu mel moo taxit njiitum réew mi président Macky Sall ak maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye seen i kàddu jib na dénk nañu ko Lassana Diaby. wóor na ma ni yow la ñuy teeru si jaral na leen sax ñu toog fii ba ñaari waxtu ci suba yàlla nag def man-manam ba ci accident bi ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan ñaari fukk ak juróom-benn jël ci ay gaañu gaañu ci ñooñu jot nañu évacuer ñaari ñoo xamante daal seen situation dafa doy waaru moo tax nag may ñaan mbooloo mi ñu ñaanal suñuy xarit yi dem. J'ai coordonné avec le ministre. waxtaan naa ak jëwriñ bi yore biir réew mi ngir ñu jël ay matuwaay ngir jàppale ñu am ci ay gaañu gaañu am na tamit délégation bu takku bii dem ci kër ñi ñàkk seeni bakkan ngir jaale si yóbbu jaale nguur gi. Allez présenter les condoléances aux familles des victimes. mu doon ay kàddu yoo xam président Macky Sall moo ko jibal ak maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye ministre bi dénkaaraange biir réew mi xibaar yi wëcc ci beneen mbir ba tey tali bi dem beeg dikk bi jàpp leen lu yàgg a jàmbat la cher tegu mu cher ba jéggi dayo ba muy autoroute à péage bi daanaka Dakar Diamniadio metti woon lool wàññi nañ ko léegi daanaka Dakar Mbour mi ngi toll ci 2000 francs ay nit yu dawal oto ci kaw tali bi rafetlu ko lool ñenn jàpp ni wàññi gi mënoon naa gën a wàññeeku ngir mu gën a am njëriñ ci askan wi reportage Ramatoulaye Diouf. ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo autoroute à péage bi seen ñaan dégg nañ ko fi mu toll nii nag dinañ yaxanal lu toll ci ñaar téeméer ci seeni poos li ni mel nag dawalkat yi ñu ngi koy rafetlu bu baax. loolu baax la franchement parlant parce que itam baax xam nga jóge fii di paas ay 3000 ci péage bi ne rek génn jëm Touba di tegaat leneen day xaw a metti donc bu ñu defee loolu duñ def lu di ko rafetlu quand même. te képp buñ ko déggee suba dañoo kontaan. parce que comme dañ fay jaar doon fay 3000 ñu wàññal ñu 1000 francs loolu dañ ciy kontaan quoi xam ne nag li Macky Sall def rafet na parce que comme alal réew mi lañ ko liggéeyee lépp ci réew mi lay jëm ñu wàññ ko chauffeur yi gis ci seen bopp ñeneen gis ci seen bopp it baax na quoi. mën nañ ci yaakaar bu baax man xalaatoon naa yàgg. muy door di gaare otoom ci parking bi waxambaane bi di dëggal li ni mel. suñ ko wàññee c'est bien beau parce que amélioration lay doon aussi développement la je peux dire. parce que su nekkoon à 3500 wala 3000 francs ñu wàññi ko à 2000 francs. seeni kàddu nag ute na lool ak bu góor gi moom nag mu jàpp ne ñeenti téeméer yi dafa cher lool. génn gis nañu autoroute yi jaar nañ fu ne kon nag autoroute waruñu ñu ko defal prix yoo xam ne dafa cher surtout dañ ne Sénégal émergence lañ bëgg mais affaire bi na yomb 1000 francs doy na ci Dakar Mbour Dakar Touba peut-être 2000 francs affaire autoroute bi mais waroon nañ ko xoolaat Sénégalais yi toog xoolaat. at seen revenu li ñuy am pour affaire bi mën a kii quoi. wante njëgu autoroute à péage bi ñu wàññi mu mel ni politique moo ko lal. loo gis daa am lu tax péage yàgg na fi mosuñ ko wàññi léegi péage Touba bi ñëw nañu wàññi ko kon nag man je me dis que loolu moo tax ñu wàññi ko parce que affaire de politique la voilà d'une manière générale. Dakar Mbour léegi ñeenti téeméer rek lañ ciy fay kenn dootul fay juróom benn téeméer li ni mel nag ñenn ci ay dawalkat ñu ngi koy rafetlu bu baax ñoom nag ñi ngi xamle ne kontaan nañ lool ci njiitu réew mi. jaajëf Ramatoulaye Diouf du nu wàccagun tali bi ndax ñii di waa AFTU ña fay daan seen doole AFTU mooy kuréel bi ëmb
oto yi tataay yeeg da ci aju daw ci biir Sénégal ñoom ña fay liggéey ñoo mer bu futu seen boolu muñukaay lañ ni fees na ndax conditions yi liggéey métti na lool jafe-jafe yi tar na bari na ci it yàgg na ñu gis ni kon yëngu-yëngal ñëpp dégg leen mënta ñàkk ñu ngi sàkku njiitum réew mi dugal loxoom ci wàllu guni mel ndaje ma ci wate woon yaatu woon lool kenn ci ñoom kàddoom jib na muy Omar Seck Ndiaye dénk na ko suñu reporter. Aftu 2005 ba léegi awuñu contrat duñ dem congé duñ feebaree ñooy fay ci bopp ndax parce que awuñu IPRES awuñu caisse sociale awuñu dara ba pare nekk ci ba 2015 ñu gëmloo ñu ne léegi nag Aftu dafa jël benn sàpp bu ñu naan captage indi ko moo war a indi contrat yi defal ñu ko ñu am ay contrat 2015 ba léegi xam nga lu captage nekkee di dóoraate di dagg xaalis nit ñi di sanctionné waate leen nag moo am Aftu ñi ko jiitee lobby la lobby bi 4 personnes yëpp ay sàcc nañ yoo xamante ay fraude fiscale lañ fi nekkee plus de 6000 personnes lañ employé amul kenn ku ñu versé dërëm état bi nag bu taxawee sëggu ko moom moo leen laaj amul kenn ku am contrat waxuma la. ñu xuus ci xibaar yi daal di xuus ci beneen mbir moo xam ne dafay soxal mbirum rek yoon ak mbirum Madinatu Salaam bi nga xamante ni bi moom itam ci wàllum justice la ci sunu reporter soxna Ami Sarr def gëstu bu xóot ci wàllu guddi mel jot na gëstu ndax gis na ni waa Amnesty International ak ñen ci àndal ñoo woon njaboot gi waxtaan ak ñoom ginnaaw ba nekkee ci gërëm xiifal ndax ñoom daanaka ba leen jàppeek léegi mat na juróom-benn yaar mu toll ci fukki taalibe ak juróom-benn ñoom ñu gis ni seen ak mbir dañ ko fàtte ca kaso ba leen daal di def fàtte leen foo ñu jàpp ni dëppul ak yoon seen i àq ak yeleef dañ koo caxat-caxatee tax ñu bëgg lawal xeex bi ca bitim réew ba ci sax CEDEAO ngir ñu mën delloo seen i àq ndaje moomee Ami Sarr fekkoon na ko reportage. waxtaan ak ki nga xam ni moo di seen jëwriñ jile syndicat wu liggéeykatu justice bi nag ñu ngi wéyal seen xeex bi li ñu jàpp ni rek ki nga xam ni moo di Ismaïla Madior Fall dafa bañ a taxawal accord yi nga xam ni signé woon nañ ko ak gouvernement bi. leer na ne ñëpp ministre de la justice bi fi newoon avant Ismaïla Madior Fall homme de sérail la maanaam avocat la xam na liñ ko doon wax kii dafa xamul liñ koy wax moo tax mu bañ a respecté li nga xam ne woon prédécesseur am engagé wu na ci woon ministre de la justice Ismaïla Madior Fall la ñu taxoon yëpp ci wàllu payoor ci wàllu statut daf cee wax gouvernement bi ñu génn ci seen loxo te loolu du dëgg du yoon ndax ay nit ay kilifa bu ñu waxee ba pare jëf rek a ci des. ñuy sant ngërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo di société civile bi di am yaakaar itam ni waxtaan wi dina wéy. société civile bi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñi ko mel ne ñoom maître Assane Dioma Ndiaye ñi ko mel ne ñoom Babacar Ba ak ñeneen ñi nga xam ne ku lim juum dugg nañ ci ñoom seen bopp xam nañu ne mbir mi dëgg gi ñun si dëgg la ñuy dox parce que fii ñun ëttu attekaay la ñuy liggéeyee ëttu attekaay boo fi nekkee da ngay dem ba da ngay am responsabilité ndaxte ëttu responsabilité ñun ay kilifa lañu ku ñu woo ci waxtaan duñu gedd ndonte sax du ñuy dem xam ne waxtaan gi waxtaanu naxee mbaay lañu du ñuy bañ ku ñu jam ku ñu woo rek fu ñu woo nañu dem. comme niñ koy defee altine bu jot SYTJUST nag wanewaat na naqaram ci kanamu palais de justice bi même bu fekkee ni waxtaan yi liñ ci bëgg ba léegi amaguñ ko liggéeykatu justice bi di am yaakaar ni rek seen mbëbët yi dina antu balaa ñuy tàmbali seen grève bi li. jaajëf Adja Ndiaye moo ñëwoon ci mbirum justice ak waa SYTJUST nekk ci ak mer ba futu ñoom ñi nga xam jàpp na ni daal dañ leen a xañ seen i ak ñoom itam tax ñu ne ci ab grève yi boobaak léegi ay fan mi ngi nii ci seen plan d'action loolu bëgg mooy nguur gi dégg leen dañ ñëwaat ci mbirum lii di fukk ak juróom-benn cantaaku ñu teg loxo boobaak léegi mën na juróom-benn yaat ci mbirum Cheikh Béthio Thioune ak Madinatul Salaam ci seen i mbokk demoon tey gisee ak waa Amnesty International ci soxna Ami Sarr demoon fa ngir DTV ak groupe Excaf Télécom ak i bànqaasam dañ ñëwaat ci wàllu guni mel ca na mu gën a yaatoo dugg ci wàllum koom-koom jàpp leen ni fexe ba lijjanti leen duppee petite et moyenne entreprise muy PME nu su ko war a mën a dimbalee ba mu lu panteku ministre bi ñu dénk baana gi Alioune Sarr maanaam commerce wat na ci waxtaan moom ak ña mu àndal jàpp na ni daal càmbar mbir yi mënta ñàkk mi ngi ko def ci ndaje moo xam waa INACO jàppoo ñoo ko wote woon doon natt ak càmbar toll waaye réew mi ci wàllum koom-koom la mu jàpp ni moo cay pexe becc na ko ñu teewlu ko. jël ay professeurs université sant leen ab liggéey pour ñu gëstu ci naka la ñuy fexee ba sunu ay entreprise surtout entreprise yu ndaw yi maanaam PME yi ñu gën leen dëgëral gën leen jàppale ba ñu mën a gagné loolu dafa ne xalaat bu rafet kon tey professeur Ali Mbaye mi nekk université Cheikh Anta Diop tey mu baaxee ñu gëstu bi mu def
ñu gis ay xalaat yu baax yoo xam ne incha allah Afrique dafa nar a dugg ci li ñu naan zone de libre-échange continentale africaine kon loolu su amee il faut ñu am benn mbootaay bu dëgër entre gouvernement entre entreprise en secteur privé pour jafe-jafe yi ñu mën ko saafara ensemble waaye aussi ñu mën a fex ba suñu entreprise nekk ay jàmbaar ci koom-koom jàmbaar ci jënd ak jaay donc dafa nekk loo xam ne secteur par secteur am nañ ci ay exemple ay royukaay yoo xam ne te kenn liggéeyu ko à part entreprise Sénégal yi PME ak PMI yi kon moo tax ma di leen sànq ñi nga xam ne seen liggéey mooy gëstu di chercheurs yi ñoom wane nañu ne firnde nañu ne exemple bi ñu def ci ceeb bi Sénégal royukaay la sur le plan national et international. ma nga noonu ne loolu yi moo la flaat ci xibaaru marax yi ci seen télévision DTV gërëm leen ci ànd beek ñun niskis 20h jot dana amaat xabaar ci français Mouhamadou Diallo moo koy faram fàccee ñaar la ñu bokk faran jàmm suñuy programme ci DTV illa liqa. Au regard du développement rapide du secteur de l'audiovisuel, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel juge utile de visiter les entreprises de presse. Babacar Diagne était ce jeudi dans les locaux du groupe Excaf Télécom. Il s'agit pour lui de s'enquérir de la situation des organes de presse afin de jouer son rôle de régulation dans un monde concurrentiel. Cette démarche de proximité, c'est pour un peu changer les choses. Nous ne voulons plus rester dans nos bureaux, avoir des relations, n'est-ce pas, seulement par lettre et par courrier. Nous voulons voir directement les concernés, les acteurs du paysage, parler, discuter des problèmes. Vous savez que nous avons quand même un paysage audiovisuel qui est extrêmement important, mais il y a quand même beaucoup de, je veux dire, défaillances quand même. Le paysage n'est pas comme il faut. Mais nous avons dit qu'il faut faire cette relation de proximité, discuter et de manière progressive arriver à un paysage audiovisuel majeur. Ailleurs, c'est des paysages audiovisuels majeurs où tout est facile. Même les sondages qui posent ces problèmes n'en posent pas ailleurs. De la RDV à la TNT, en passant par la DTV, l'ancien directeur général de la RTS a fait le tour du groupe de feu Ibrahima Diagne d'Ibenbas. Babacar Diagne est séduit et impressionné par l'excellent travail abattu par le président directeur général et ses frères. C'est pourquoi, dit-il, l'État du Sénégal s'engage à accompagner ce projet. Et pour ne rien vous cacher, en tout cas, c'est l'engagement du chef de l'État. Lui-même, je l'ai dit à Sidi. Il m'a dit, Babacar, je vais soutenir le groupe Excaf.